Hello, hello, hello. Je salue tout le monde, mbokk internet yi, mbokk Bargny, Rio, Deka, nuyu naa ñëpp. Tey dañ leen andiloon émission bu bees tax lu ñu daajeegul ci paquet nii. Avec Lucid TV ñu andi leen benn émission bu tudd Lyrics. Fii lépp luy rap, lépp luy musique, lépp luy yëngu-yëngu ci fii nga koy amee Lyrics. Te rappeurs yi Prelena, on se donne rendez-vous. Aujourd'hui nag dañoo am benn gan spécial yi gan la ñu am ñu koy wax Machiavel P ñëpp ñoo ko xam Machiavel P amul kenn ku ko ràññewul ci gang bi Machiavel P Flow Boy Al-Qaïda yaa ma gën a xam boy bu tar bu métti bi yaa ma gën a know mais gars yi tey dina taran Machiavel P day doon delloo ziar bu baax gars yi. Yes. Assis-toi, bro. Merci beaucoup. Cool ni. Cool. Bonsoir Sénégal, bonsoir Dakar, bonsoir Rio, bonsoir Bargny. Tey nag ñu andi leen lu bees tax votre nouvelle émission ñu koy naan Lyrics ñu koy am fan ci seen chaîne LTV Lucid TV. Tey nag dañoo am gan gu mag comme ni ko tur bi doo waxee Machiavel P gan gu rëy gan gu graaw. koo xamante ne def na ay preuve ci hip hop koo xamante ni sigil na Bargny koo xamante ni taxawal na Bargny koo xamante ni jaayu na pour Bargny ñu ko naan Machiavel P. Aujourd'hui nag gan googu dañ koy bàyyi ngeen découvrir que ñu jox ko ngeen xam kan mooy Machiavel P kan mooy Machiavel P pour loolu nag dañ leen koy bàyyee mu présenté wu allez. Tout d'abord salaamaaleykum mbokku internetu Lucid TV si c'est une émission Lyrics bon MC bi Machiavel P la di évoluer Bargny bon di représenter Bargny di doomu Bargny xam nga def musique concentré aussi rap musique surtout waaw mu ngi noonu nekk ci yoon nag di góorgóorlu xam nga di ñaan yàlla tamit mu suturaal ko ci yoonam. mais tey Machiavel P mën nañu xam lu waral nga dugg ci rap ak yan anam nga ci duggee ak tey tamit lu waral nga choisir Machiavel P. ok bon. Tout d'abord li ma dugal ci musique man naa du ma ne sax balaa may ñëw ci passion la et tout bi may soog a débuté déglu nii moomu ci dugal ak sama gars yi doon def ay fresh yi fat benn xam nga fa la commencé ñu doon topp ay fat benn concert xam nga dem ba après c'est venu naturellement nii man ak fresh yi crew yi fa la tàmbalee wér ci gang xam nga ñu commencé def ay sound après noonu nànk ba après Machiavel P bi puis sama gars yi ñoo ma ko doon woowee parce que papa laa tudd xam nga sama tur ko papa la commencé léegi ñu jël P bi donc vu que ku tudd papa rek dañ naan P après fa la commencé ñu naan maan P ba man bi ma commencé def sama carrière solo ma yokk ci Machiavel bi parce que j'étais un grand fan de Tupac après ma yokk ci Machiavel bi. Machiavel bi kon Tupac la quoi. voilà fa la mais est-ce que xam nga Machiavel lan lay signifier. bon bi ma jëlee man am naa sama propre définition Machiavel. Bon. Selon Tupac je prends en définition Machiavel comme Tupac. comme Tupac. maanaam comme sama héros la Tupac laa jël ma yokk sama tur rek tout simple que ça. mais Machiavel ñun dañoo seetlu ne yow ba ngay tàmbali affaire bi vous étiez deux yow la woon ak fresh yi mais dañoo dem ba ci biir gis kii dem yoonam mais Machiavel est-ce que mën nga ñoo wax exactement lu waral loolu. tey lu tax yow ak fresh yi kii jël yoonam lu waral discorde si on peut l'appeler comme ça discorde wala consensus ban la ci tey jii yow yaa dem def li la neex wala moom moo def wala ku nekk dafa gis intérêt ci carrière en solo bi ku nekk xëcc beddeeku. bon question boobu xaar naa ko parce que man xam naa ne yow fresh sa gain la xam nga bon. du discorde du l'autre mot là. du trouver ñu consensus du discorde tamit c'est venu naturellement am na benn instant boo xamante ne man ak moom dañ toogoon temps bu yàgg boo xamante ne bon mën naa ne instant yooyu on était encore plus jeune que ça bon am na yenn décisions yi dañ ko daan jël sans pour autant mesurer risques yi wala dara on était jeune loolu kese moo taxoon rupture boobu am bon man loolu laa jàpp quoi ba léegi on était jeune ku nekk da nga daan def dara sans pour autant nga xam lan moo sax nga def ko benn instant demoon na génn ay sound moom ak ay yeneen joo man ma génn ay yeneen sound
xam nga au fur et à mesure wax bi fii gars yi xam nga gars yi koy fréquenté man gars yi may fréquenté xam nga rek affaire de jeunesse. nii mais Machiavel aussi gëmoo ne affaire bi consensus lay gën a nirool. parce que ci kii bi damaa gis ne yow da nga cee am buzz créé ci ay projet moom Fresh aussi mu am ci buzz yaa ma gën a xam affaire bi di daw ni Machiavel Fresh yi xam nga ba pare aussi rap jamono boobu rap Bargny nekkoon na rap bi sax niveau départemental Rufisque lépp rap bu graaw la woon parce que rap bi dafay yéegoon level rappeurs yi fii rappeurs yi génne fii voilà mais man moom gëw ma ne gars yi tamit man moom maay gars yi tey maa fi teewal gars yi gëw ma ne affaire bi discorde la mais est-ce que du loo leen tey quoi. non du luñ tey. lu ma la wax rek bon on était jeune dañ doon jël ay décisions sans pour autant que sax ku ne xam lan moo tax am na benn instant mu dem génn ay son man am na benn instant mu dem génn samay sound xam nga mësuñu toog tamit waxtaan si. Si je m'en souviens am na benn jour ñu ñëw toog nii xam nga discuter si taf mais booy nu mu demee nii xam nga après bi ñu toogee waxtaan nag lañ xam ne lii malentendu moo waraloon loolu yëpp après bon. mais si laa xam ne erreur de jeunesse la woon lu waroon jàllale mais dans la vraie vie nii man ak Fresh yi jotewuñu dara day jaar sama gaale ñu jàppisi damay dem gaaleem. kon gars yi ñoo ko déggandoo kon entre Machiavel et puis comme gars yi li ñu coow ba tey RAS quoi dara maanaam ba tey jàmm bi ñu séexoon moom la ñu yor donc affaire bi affaire de jeunesse rek la noonu lañ ko déggandoowee man ak yéen ñoo ci bokk yem mais tey Machiavel puis dama koy laaj lu am solo maanaam tey début carrière am lan moo ko ci début carrière am ban son moo tax moo lancé Machiavel puis yaa ma gën a xam man son boobu xam naa ko mais faaw ma laaj ko pour gars yi xamul parce que man xam naa Machiavel puis ay concert yu bëri concert am yëpp maa ngi fa woon ba bés bi coy di duggee foofu sax di ñu yaa ma gën a xam boobu tëb naa miir sama tablette ba foofu la tojee sama montre ba loolu du ma ko mës a fàtte léegi Machiavel puis damaa bëgg nga ñëwaat ci début carrière bi. sama début carrière bon du ma ne métti woon na du ma ne yomboon na. mais dama jàpp ne rek. tout venait naturellement. da nga daan bëgg a dem ak fugut jeunesse bi loolu kese moo la daan tax a def mais rien n'était calculé tout partait à l'improviste frère lépp tout était à l'improviste. mais dañoo gis ne yow sa son yi dafa soxor. li Omzo daal naan toujours soxor pourquoi mais yow sa son yi dafa soxor. nga ñëw génne ay Barthélemy Diaz ay 11 septembre. son yoo xamante ne bu ñëw rek day gën a tar sa mbokk quoi day gën a tar beneen bi. mais lu waraloon genre titre yooyu noonu. mooy li ma la wax rek ba léegi fugut jeunesse. dañ daan def même sans pour autant calculer frère. dama daan def ay affaire mais toujours dama daan nekk si dans le cadre de na rafet quoi. man dama mës a jàpp ne musique bi yombul surtout hip hop. donc musique bi dafa xaw a góore quoi. soo def des fois foog mu metti xam nga foog mu góore man foofu laa gisee woon moo tax tout au début tamit bi ma daan def ay sound dama daan bëgg tout le temps mu rafet sound yi mu soxor mu hip hopé quoi man foofu laa ko jëlee woon tout juste mais bon après au fur et à mesure ngay gis retombées yi da ngay def sound gars yi ñëw ne la non bii nice yow nga xam ne sound bi siy topp daa war a gën a carré bii nga defaat sound boobu mu carré gars yi ne la nice nga war a defaat bu gën a xaay da ngay dem ba benn instant ay sound yu nice ngay am parce que xam nga musique bi moo demee noonu quoi en fait yow lépp fii la fekk yow. man affaire yëpp fii la ma fekk bagage yeex yaa ma gën a xam son yu tari concert ya ba Tafa ba mu lay defal sama copain portrait ba yaa ngi koy fàttaleeku portrait boobu bi mu koy dessiné maa ngi toog yaa ma gën a xam mais concert boobu laa bëgg nga ñëwaat ci quoi man parce que concert boobu dama ko fàtte quoi. bon concert boobu Ramas Show après fa lañ commencé sax di def titre concert yi ay Ramas Show xam nga parce que non koy waxatee sax biñ doon def concert yi temps daanuñu am autorisation. jaar bu metti gars yi daanuñu am autorisation xam nga da ngay ñëw bëgg a teg benn concert yor benn lastu som mu dëgër nii. gars yi war la tegalaat ay autorisation ay police préfecture xam nga ma ne gars yi nañ bàyyi mu sedd nañ taxawal concert bi xam nga ñu dem per kamu DJ bi ñëpp nañu ndax am ngeen autorisation ñu ne waaw am nañ autorisation. parce que instant boobu li ñu gisoon mooy concert bi am. ay non soo amul autorisation c'est que li la si mën a topp nii yooyu yëpp sama yoon nekku si woon nag concert bi am après lu si amoon tamit xam nga peut être dama koy assumer rek ñu teg concert bi parce que instant boobu bi ñuy def concert bi financièrement on n'était pas prêt. je m'en souviens veille concert bi am na sax ay sama quelques matos yu ma jaayoon pour taxawal concert bi en plus de ça concert bi gratuitement la woon entrée gratuit la woon donc bon ñu def concert bi man maa ngi yéeg si kaw scène bi di jouer di jouer ma jekki gis ful bi gars yi di daw xam nga ma jekki gis cooy yi dugg ko xam nga commencé dóor action boo xamante ne tamit rafetul moom billahi cooy yi dugg di dóor gars yi ay liif xam nga
kóol yi di wadd damay gis gars yi di for kóol yi xam nga ay action yu salte yoo xam ne xew na si concert bi xam nga benn instant ma ne gars yi bu leen daw cooy bi ne ma yow lan moo tax nga ne buñ daw ma ne ko mais parce que lan moo tax ñu war a daw man maa teg concert bi bon par la suite après dem si yàlla ji Saliou Niang yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljana sama gaan bu baaxoon billaahi jàpp na samay affaire non jàpp si gaan billaahi walaay xam nga après cooy bi ñëw ne kan moo organiser concert bi mu ne moom la ma ne ko non man maa organiser concert bi Saliou Niang ne moom moo organiser concert bi Ahmada ñëw ne moom moo organiser concert bi est-ce que comprendre yeneen gars yi daw nañ puis yi après bon Ahmada ne léegi moom moo organiser concert bi quoi ma ne ko ma nañ daw gars yi police lañ ñu jëmee ma ne ma non nañ taxaw nañ dem léegi adjudant la woon xaw ma la gaan bi ne nañ dem ngeen wax ak commandant bi temps je pense commandant dégg naa sa journée boobu foofu nga fanaana foofu lañ fanaan ba si dimanche bi xam nga gars yi ne ñëw leen wuyu commandant bi man xam naa ne du woon benn commandant bu ñuy wuyu gars yi dañ ñu fa bëggoon tee ma ne ma nañ daw ma ne ma non duñ daw ma xam ne mënuma daw bàyyi fa parce que man maa ndey mbili gi ma dem topp gars yi ñu dem gars yi ne concert sans autorisation andi problème pa bi ñëw baab ay gars yu bëri ñëw gars yi ne noonu dañuy téye par la suite si la ñu téye ba dimanche bi mais rien de grave yooyu gars yi ñoo ko déggandoo gis ngeen hip hop du affaire boo xam te da nga koy ñëw def ko nii fla non affaire bi looy dund la affaire bi lu lay jaral la hip hop c'est dans le cœur rap c'est dans le cœur kii rap da koo jaral lu bëri jaral ko mu tëgg concert gratuit sans les moyens sans autorisation mu jaral ko mu prendre tous ces risques là ñëw rek pour bégal gars yi bégal population bi yëkkati hip hop Bargny parce que yàgg nañ dégg ne Bargny rap polonais moo fi am non gars yi nañ waxante dëgg Rio rap polonais moo fi am parce que gars yi ci underground bi ci kaw a kaw high level bi doo fa gis benn dag du amul presque Rufisque quoi hip hop bi yëpp Grand Yoff la yem Parcelles Guédiawaye mais pourquoi pas suñu town pourquoi pas mais bu gars yëpp defoon ni Machiavel bii song affaire bi xam nga may ko doole dépassé nañ level bii mais Machiavel revenons à l'émission tey émission bi mu ngi tudd lyrics te lyrics yi ku ko dégg xam ne on parle de écrit on parle contenu son tey ji yow sa son yi ban son moo xam ne inspiration bi moo gën a graaw ci son yooyu noonu ban son moo la gën a marqué te nga décortiquer ñu aussi son bi sama son yi bon su dee sound yi jot a génn man sama sound bi xam ne moom a gën a neex si sound yi Kunta Kinte la waxuma nag bii ëpp lyrics wala yi parce que man du ma si prêter trop attention damay def sound yi bàyyi mu dem mais xam naa ne sama sound Kunta Kinte man ak Peasy King Duba xam nga from Jamñaayo sama real gang xam naa ne sound boobu moom a gën a neex si sound yi ma def mu génn mais Machiavel dañoo seetlu ne tey hip hop doonatul really hip hop mais léegi musique dafa universal musique la ñuy wax tey ñëpp xam nañ ne léegi artiste ak koo mënti doon ngay hip hopper ngay di way acoustique tout boo way loof rek gars yi doo am benn visibilité bi mais dañoo seetlu ne yow say son lu bëri affaire de hardcore la affaire de trap la mais son loof rarement nga ko est-ce que man sax man mas naa dégg nga way son loof léegi ñuy laaj pourquoi loolu su dee am na aussi pourquoi bu fekkee am nga mais yaa ko génnewul aussi nga leeralal ñu parce que gars yu bëri loolu la ñuy wax Machiavel pi moom fee la ne Irak moom day guerre rek mais waaw yaa ma gën a xam waaw yow li nga wax ni aspect commercial bi ngay waxee mooy genre nga def son boo xamante ne voilà ba léegi mooy nga def sound yoo xamante ne yu bëri dañ koy mën a consommer paa bi mère bi ku jigéen ki ku góor ki ñu bëri dañ koy mën a consommer yooyu yëpp aspect yooyu yëpp tenir nañ ko en compte am na ay sound love am pa gars yi am na ay sound love genre juste temps bi moo jotagul pour ñu génn sound yi loolu laa mën a wax temps bi moo jotagul pour parce que tout au début ñu ngi waxtaan man ak yow ma ne la bon instant yi hip hop bi dafa laaj ay facteurs yu bëri pour que yow nga mën a nekk artiste de renommée artiste boo xamante ne dañ lay considérer fépp xam nga du juste sound bi wala lyrics bi wala talent bi rek doyatul mais daa am yu bëri yoo xamante ne mooy tax nga nekk artiste de renommée mooy sa image marketing bi xam nga aspect commercial bi yu bëri yoo xamante ne nii daf la war a accompagner yow artiste bi parce que instant bi on parle de la musique entertainment instant yi musique bi entertainment la business la léegi xam nga léegi musique bi business la quoi nekkatul ñëw représenter nii rek teg non mën nga musique noonu su fekkee loolu nga sentir mais su fekkee da nga bëgg a nekk artiste de renommée xam nga léegi instant yi côté business lañ toll yow foofu nga waxee ak man te yooyu yëpp ñu ngi koy tenir en compte
mais Machiavel dafa am benn chose bu ma gën a marqué ci sa carrière quoi en tant que rappeur du ma ko mas a fàtte jour boobu noonu je crois que c'était un concert lors d'un concert gis naa benn rappeur yéeg mën naa tudd turam ko mën naa ko bañ a tudd yaa ma gën a xam sa gaañ la woon yeah n'est-ce pas du nom de nga dugg mu yéeg di kii concert yow nga yéeg fekk ko foofu rek affaire yi tàmbali quoi coow bi jolli mais Machiavel pourquoi ça pourquoi cette attitude quoi parce que normalement foofu concert la woon monde hip hop bi tamit hip hop rek gars yi tilimal nañ ko salteel nañ ko parce que gars yu bëri foog nañ ne hip hop surtout les parents affaire de mbedd la affaire de gangster la affaire de banditisme la mais jour boobu noonu pourquoi cette attitude lu waraloon loolu aussi ak rappeur boobu vis-à-vis de lui bon mën naa wax ne jour boobu man ak moom on avait des comptes à rendre mais est-ce que c'est le moment et l'endroit adéquat pour faire ça est-ce que c'était le lieu je regrette bon peut-être que c'était pas le lieu mais dama ko doon wër moom lu yàgg loolu jour boobu fallait que mu amee noonu xam nga képp koo xamante ne nag ba bëggee woo ko woon noonu maa ngi lay jéggalu parce que après ñu bëri intercepté nañ ma si di ma wax ne mënoon demee nii mënoon a demee na mais nee naa leen bon le coup était déjà parti instant yooyu xewoon na ba pare quoi bon peut-être xool nuñ ko doon éviter si yeneen anam peut-être mais ki ngay wax noonu sama gaañ la woon sama gaañ la woon ba tey est-ce que ay gaañ non yow gis nga ni mu demee jour boobu après loolu mënatoo wax ndax ay gaañ lañ ba léegi man du ma jaaru nit boobu man su xësee su ma jàppee jàpp naa su ma bàyyee waaw bàyyi naa mais tey jii mais lu waral loolu ban problème ngeen mën a am ba war ko régler foofu bon mën naa ne bon bëgguma ñëw si détails yi man maa bëgg éviter détails yi mais est-ce que mën nga ñoo xaw a leeral tuuti parce que gars yu bëri dañu ba tey comprendre ñu xamuñu lu xew parce que man je suis dans le milieu te maa ngi dégg ay rumeurs yi sew ay yaa ma gën a xam mais damaa bëgg nga tojal sa bopp non non dégg naa gars yi ay problème iPhone xam nga yaa ngi leen man na yow xam nga man maa ngi business dama weer dungu gain mais yaa ngi leen mais affaire bi fan la parce que am nañu xaaj ci jëmale boor ne am nañu xaaj ci jëmale sa boor non mais nan la fay demee maanaam dëgg yàlla rek moo ko moom te ñaari dëgg amul benn dëgg moo mën a nekk si cas boobu xamali ma la amul xëcc jëmale ko boor bale amul xëcc noo gisee yow xëcc jëmale boor bale ak xëcc jëmale boor bi mais maanaam am na ñu ne moo ne si dëgg am na ñu ne maa ne si dëgg quoi non du ma peut-être moom du toog fenn naan lii ak lii lañ jote man loolu mën naa la ko wax moom du toog fenn ne man ak moom nii la demee parce que mënul def loolu parce que su defee loolu mooy bon à moins que mu wax dëgg gi quoi mu wax ni mu demee dëgg mais képp koo xamante ne jàpp comme ni nga ko waxee jàpp na jëmale si boorom moom xam nga ne moo wax dëgg c'est parce que kenn waxu ko ni mu demee te moom du toog fenn wax ni mu demee parce que moom xam na ni mu demee te ni mu demee du lu nit ñi war a xam nga li ma la mais man ak moom xam na ni mu demee te man maa décidé ne du ma dugg si détail xam nga ku dul dugg si détail yi gaw ma di nga leeral. kon gars yi leer na ndañ kon Pi daal nee na l'essentiel daal moom du xam moo weex rek wante affaire bi leneen la quoi mais duñ dugg ci détail comme que duñ dugg ci détail nag nañ yow foofu gars yi. yaa bëgg a xam mais tey Pi. léegi yow ban message nga mën a lancer jeunesse bargnois xam nga aussi. Quel projet moom nga entreprendre dans l'avenir voilà ba pare aussi projet yooyu noonu xam nga noo ci dugg intégrer milieu la population bargnoise ci boppam projet yi ndax ce sont des projets personnels yoo xamante ne yow sa bopp rek sa business nga ci gis wala aussi projet bi da nga ciy suqaliwaale Rap Bargny foofu laay waxee quoi. waaw Rap Bargny pour suqali ko nag bon peut-être dinaa ne dina metti pour suqali Rap Bargny parce que man fi ma ko teg mooy juste que. jot naa seex ak ay gars yu bëri mais gars yi dañu war a job gars yi ku leen waxul dem leen job yi ba si man mii nii ku nekk da nga war a dem nga job yi parce que yow gis nga musique bi ni mu demee léegi mooy li ma la fi wax nii léegi aspect yi tax yow nga nekk artiste bu mag doonatul talent kese daa am yu bëri yoo xamante ne nii moo si rax te loolu noonu foog nga góorgóorlu am na yenn moyens yi soo ko amul foog nga redoubler d'effort foog nga dem wuti xam nga li lay permettre yow nga taxawal yenn business yi mais yow gis nga ay concert fii da ngay bëgg a teg benn concert bi su fekkee bëgg nga mu normal mu nice fekk nga def million wala 2 millions. fii nii concert yi ngay gis place publique mu nice yëpp. maa la ko wax fii nii gars yi def nañ 600-700 000 francs ci concert yi lu leer laa la wax. séeréer yaa ma ko yëgal man pour man c'était gratuit comme gars yi dañ leen koy aal par la mairie. allocation aalul kenn
mairie bi jëlul benn 600 000 wala 700 000 francs ñëw jox ma ko man wala jox ko conseil yi amagul place publique nee naa kan moo fa teg. même bu méta bi yu fat yi. Meta King peut-être maire bi jàpp na si mais gëw ma ne maire bi moo def lépp. loolu mën naa la ko wax fii gëw ma ne maire bi moo def lépp. amaana nag maire bi jàpp na si bu fat je pense pas trop peut-être bu OMG la ñuy jàpp yooyu yëpp jàpp nañ si mais gëw ma ne ñoo def lépp. à 100%. voilà donc artiste bi du moins fak yow nga tamit nga ñeme def dara. loolu maa la ko wax fii affaire dafa metti frère. dafa metti quoi. bon après question bi moo nekkoon. lan ban message laay jox pour jeunesse bargnoise bi. non boobu après la mais comme sa projet bokk. yenn ressorts yi boo xam ne moom la jeunesse bi moom la milieu hip hop moom. waaw mais man. parce que ki di hip hop rek di jeunesse. waaw man léegi yow tey ndax am nga ay projet carrément pour la jeunesse. en kañ sama projet pour jeunesse bi la. bon ñu ngi di job si benn projet. ay sound bon tey jii nii dama waroon dem prise benn sound nii man ak Hush Boy ñu ngi si ay projet yoo xamante ne ay vidéo lañ ay sortie de vidéo lañ war a def. xam nga ay freestyle affaire yooyu yëpp xam nga moom am na yoo xamante ne de son côté def na montage bi affaire yooyu noonu yëpp ba pare. xam mooy li ma la wax rek affaire yi yombul lépp looy def tamit tout au début dañ doon def à l'improviste nii di dem mais da ngay dem ba benn instant nga xam ne foog nga toog nga xoolaat lu bëri moo taxoon stand by bi nii yàgg ñu toog def stand by xam nga xoolaat affaire yi parce que ñu ngi doon def rek di def mais dara fayul frère dañ doon def nii mais dara fayul xam nga li ma la dara fayul moo tax ñu toog benn instant jëlaat suñ temps xam nga xoolaat affaire yi quoi parce que avant tout tamit yow da nga siy dem di si def doole di si def maayin di si def xol di si def xaalis xam nga li ma la après su dara fayul tamit saa yi yaa am problème bon ñu bàyyi dem defi leneen te ni ko waa ji di waxee rek jàmbaar daawuti doole moo tax bi nga ñëwaatee fan yii passé récemment on a vu une dernière vidéo boo génnee waaw avec Hush Boy association avec Hush Boy nga def lu graaw benn non loolu moom tontu laa ko mën a tuddee quoi parce que boobu waaw yar n'est-ce pas titre bi yar la non titre bi amul sax titre amul titre freestyle ndaw nii rek pour yar mais bro affaire boobu graaw na gars loolu pour yar la mais dégg naa ngay classe benn boy nii ba génnee xam nga moom ak One Lyrical copie collé bi xam nga mais est-ce que mën nga ñu tojal boobu yax bi nga may ñu si aussi un peu rek ñu get ko. waaw boobu franchement ne woon naa du ma si ñëwaat peut-être ma may la ko yow. parce que bon man sama coow man ak OG si concert am la woon. bon après ñu toog man ak moom je pense 2 à 3 jours ñu expliquer par WhatsApp ma ne ko bon bro gis nga moom soo seetloo sound am sama vocal WhatsApp la débuté la tijjee sound bi. yow fekkee déglu nga son. bon mu jël sama vocal bi ñu doon waxtaan man ak moom mu tijjee ko sound bi ce qui veut dire que man su ma waxoon leneen lu gën a graaw foofu noonu lay demee daf may jébaane noonu. dégg nga ma def sound yar ko par la suite daje nañ mais après laa xam ne kii même il mesurait même pas ce qu'il faisait mooy man ay jamono si gannaaw li ma daan def sans pour autant calculer dama daan def nii rek parce que. mooy fukk jeunesse bi quoi. fukk de jeunesse bi après c'est ce que j'ai compris moo tax ma mujj bàyyi lépp mu sedd quoi. dama dem ba xam ne kii. dans tout ce qu'il fait rien n'est réfléchi dedans. après ma dem ba bàyyi mu sedd quoi mais sound boobu yar la woon dama ko doon yar kese. mais est-ce que mën nga ñu ñëwaatal si sound bi quoi. sound bi maanaam mais ñu ci quoi. barki Serigne Touba billaay walaay fàtte naa sax lyrics bi nan la fa demee. gars yi kii lu wax grave na de. billaay mais nan la fa mais da nga kaa dóor ci journée bi pare ci wala. dama yeewu 11h. jël sama mic ak sama carte son jubal gaale Hush Boy ne ko booy branché ma def benn son mu branché si néeg bi may doxantu di xam nga di takaarle samay texte di maayin yenn affaire nii ba def sound bi en une heure de temps genre affaire yooyu lañ def sound bi après ñoom ñu génn sound bi mu tas ko si gars yi man awma sound bi sama kóol awma vidéo bi sama kóol parce que pour moom la woon biñ ma ko envoyé ba ma envoyé ko boy bi envoyé ko son bi envoyé ko vidéo bi laa si pare billaay walaay manuma la waxaat beneen jour bu ma toogee nii déglu sound bi wala seetaan vidéo fàttale ko ma ko. mais bro son boobu yëngu na de. loolu noonu une heure de temps dóor nga son boobu. en une heure de temps lañ def sound bi. non gars yi vous voyez nee naa leen rap c'est dans l'âme benn instant c'est dans le cœur te nit ki moom mënoo ji kaani bëgg a récolter pomme mënta nekk kii li mu am noonu loolu lu rare la. qualité bu rare la rapport dëgg mooy am yooyu noonu une heure de temps nga dooti sa son clash mu dal loolu yombul loolu ay diba koy man ay One Lyrical yaa ma gën a xam mais Pa Assane comme que émission bi tire à sa fin
tu vois mooy loolu léegi dama bëggoon nga joxe quelques yaa ma gën a xam advice yoo xam ne moom ngay jox jeunes yi rappeurs yi population bi aussi ak ñi xam ne ñoom ce sont les rappeurs eux-mêmes. conseil bi mooy jox jeunesse bi mooy ku nekk su fekkee am nga si loo jàpp nga dem nga gën a jàpp mu dëgër parce que live bi yombatul frère live bi yombatul muy ki def musique muy ki deful ba pour musique bi sax nga génn si saa yi foog nga def si ay moyens yu bëri xam nga yow su fekkee amoo kenn ku la financé pour loolu xam nga da ngay ree ba tas da ngay rab ba dee doo si am dara. xam nga gis nañ fi ay exemple yu bëri fii yow gis nga grand yi ñu si jiitoon fan la mujjee dañ dem xoolaat yeneen business dem dugg si donc képp koo xamante ne nii yow bàyyi nga sa jàng wala nga bàyyi sa job pour musique bi bon du ma ne nag kenn defal lii wala lële mais ku nekk na assumer ay choix am xam nga mais man du conseil bi may joxe quoi franchement du jàpp si musique bi à 100% bàyyi li nga doon def yëpp. donc musique plus. musique non dara après tuuti musique quoi. pour man waaw musique bi da nga koo kii quoi. som la nii rek som la xam nga le temps nga dem studio le temps que nga def benn interview nii après si yeneen occupation ngay nekkaat le temps que nga def benn tournage vidéo taf xam nga loolu mooy musique pour man. parce que passion la ça dure pas toute une vie. am na foo xam ne soo fa tolloo keneen mooy xewaat yow da ngay tege na le parce que ne affaire de jeunesse la ñun duñ toog ni instant yi di déglu rappeur bu am 50 ans wala 45 ans man gisaguma rappeur bu am 50 ans xam nga li ma la donc moo tax yooyu noonu yëpp dañ ko war a sóoraal. mais Jay-Z buñ koy waajaama. Jay-Z mais du benn kooku papa Jay-Z la gën. est-ce que amu ko sax. waaw mais c'est le rappeur aussi le plus fortuné de la planète. kooku gën duñ ko comparé ak boy yi doonagul dara xam nga li ma la soo bëggee jël exemple si Jay-Z moom da ngay rey boy parce que su fekkee si Jay-Z lañ teg seen bët ñoom pour doon dara moom day waa. mais kon gars yi yaa ngi a xam l'émission tire à sa fin. tey moom kontaan nañ bëgg nañu ci dalal bi ñu dalal. xam nga parce que yombul quoi nga am sa projet ñu tegal la ko nga ubbil ñu say loxo ubbil ñu sa buntu gàllee parce que loolu yombul te ñoo ngi la ciy jaajëfal bu baax yaa ma gën a xam mais gars yi di jaajëfal waale chers internautes chers abonnés il faut vous abonner sur Lucide TV ngeen si am seen émission lyrics yaa ma gën a xam lyrics si quinzaine lay doon chaque 15 jours amul yaa xalaatee mais balaa ñoo tàggatoo mbokk yi dañuy bàyyi Pi mu jox ñu benn freestyle som rek lu ndaw lu tox lu tuuti mais Pi avant loolu am na benn freestyle boo dóoroon Flow Up 2018. yaa ngi koy gardé bu. waaw mu ngi ci mayen bi. est-ce que mën nga ñu ko ñamalaat parce que jour boobu moom affaire bi ça m'avait plu. est-ce que mën nga ñu ñawalaat. boobu maa ngi gis xës booy mu ngi ca gannaaw di. yaa ngi leen mais est-ce que mën nga ñu ko may ñu tàggatoo ko. ba léegi yow ñoo farloo bëgg dañ la koy defal frère. wàññil sa gàllaaj ñu jam la ñu ma wax takk li ni mel sa Madina daf ma ko tere akiru zaman da ngay waaru imam baa ngi waare booy yi ñu ngi seetaani télé musique bi tijji tànk tëj xel moo fi teg tànk pourtant ñoom seen xel yi du mbala yolwaan bi ki bëgg mu dañ na dem wax ak yàlla mu xaraamal ñu génn sarax xale mooy avenir bi ëllëg mais kenn du ko yërëm gis naa ci bu ñu dagg cëram daraja ngay wut wala dërëm dañ ko la yoo ëllëg ndax doxoo ci lu yàlla gërëm doomu aadama ak awa na gis lu ne même su takkul ay jumelle defal ba wóolu ki ne mu ngi sa gannaaw sa deene bu sankara la nar a mel ñoom dañuy mbuboo fiit mais wax bu solul tubé est-ce que jana futee courage déedéet sa carrière laay suul dee nga yow mënoo ci man tous comme kuñ teg ci jaag ma sœur kii gis lu dul tekki sa sœur fexeel ba fas sa kanam fii ku bëgg jiite ni xel ci yaram nekk ci kanam jàppal sa bopp ne dinga ci sa bakkan bang jëf kon gars yi li moo doonoon seen émission lyrics sur LTV Lucide TV mais on vous donne rendez-vous te rappeurs yi